asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi nekk fii ci Italie ak ñi ñuy déglu ci àddina bi yëpp seen xarit Baye Diouf mooy ñëwaatoon tey di leen indil situation waxtaan ci situation politique bi nga xam ne moo xew ci dëkk bi ñu nekk muy Italie da nga xam ne depuis ay fan wax dëgg yàlla réew mi jaxasoo na woon ci politique bi ba tax ma ko doon comparé ak làmb sunu réew tey nag wax dëgg yàlla dafa mel ni làmb ji tas na parce que nag di fàttali rek ne ki nga xam ne moo tegoon ndënd bugg a daane bépp mbër bu nekkoon ci gouvernement bi muy Matteo Salvini jiite Lega ba noppi nekk ministre de l'intérieur wax dëgg yàlla def nañ ci waxtaan présenté ko moom comme ni ngeen ko xamee fukki fan ci ginnaaw dafa yeew rek ne nañ tas gouvernement bi gaaw dem vote waxoon naa li tax mbër moomu wóolu woon boppam dafa wóolu woon boppam parce que li bu tax mu bëggoon tas gouvernement bi ñu gaaw dem vote ndaxte sondage yi fi mu nekk nii moom lañ jox favori te ñàkkul ni tey suñ demoon vote moom mooy gagné waaye nag loolu prospective la maanaam solution future la loo xam ne ñëwagul ndaxte gouvernement bi mu bokk ëpp ci doole ki ci ëpp doole mooy mouvement 5 étoiles nga xam ne kooku ñuy wax Di Maio moo ko jiite ba noppi tànnoon ki ñuy wax Giuseppe Conte def ko premier ministre di fàttali rek ne premier ministre fii ñu ngi koy oyee président du conseil moom nag Matteo Salvini bi mu yóbbee proposition boobu ci assemblée waa assemblée ne ko balaa ñu ci def dara pour daane gouvernement bi war nañ déglu premier ministre bi mu ñëw waxtaan looloo tax keroog bi mu njëkkee dugal motion boobu pour daane gouvernement bi assemblée bi muy sénat beeg parlement ak assemblée nationale ñoom voté wuñu woon pour ñu daane tout de suite gouvernement bi dañ ne woon le 20 nañ dellu si pour déglu le premier ministre le 20 nag mbokk yi moo nekkoon tey mu mel ni rek ne làmb ji mbër yi taxaw nañ waaye jaxasoo am ba te loolu su jaxasoo amee ci suñu réew loolu ñuy wax CNG président CNG mooy jóg dogal tey nag président CNG fii mooy Giuseppe Conte maanaam mooy président du conseil muy premier ministre moo ñëwoon tey ci biir assemblée bi pour ñu déglu ko mu wax moom nag wax dëgg yàlla def na discours bu presque waxtu waaye ci waxam dugg na laal na trop mbër mi ñuy wax Matteo Salvini cokkaas na ko xas na ko ay xas yu métti ndaxte wax dëgg yàlla moom wane na ne moom mu ne Salvini ci boppam amul responsabilité xamul luy institution day jaxase li ñuy wax propagande ak jiite institution bu mel ni ministère de l'intérieur wala bu mel ni parlement wala bu mel ni premier ministre kon nag moom Giuseppe Conte loolu wax na ko Salvini ci gàttal rek lim ko wax bëri na nee na ko wax dëgg yàlla tamit boole diina chrétien di ko booleeg politique rafetul ci réew mi ndaxte pays laïque lañ te ndax ñëpp gis nañ Matteo Salvini suy wax croix bi muy def ci ginnaawam ak kurus diina chrétien bi nga xam ne da koy yore ci loxoom ba noppi di dem ci plage yeeg di campagne moom Giuseppe Conte jam na ko foofu ay flèche nee na ko njiit du doxalee nen yi nee na ko aussi responsabilité yaakaar na yow sondage yi ñoo la jay rek nga ne da ngay daanu gouvernement bi loolu du responsabilité
ndaxte kenn mësul gis Italie ñuy dem vote ci automne maanaam diggante août ak octobre kenn mësu koo gis te moom lim ko defar ak mooy yàkkamte pour gaaw mën a falu te loolu wax dëgg yàlla cokkaas na ko si moom nag Giuseppe Conte wax dëgg yàlla bi waxee ba pare lim terminé nee na moom du xaar kenn daane ko moom mooy démissionnel boppam te tey su jógee fii ci Sénat bi dina dem seeti président de la République jébbal ko lenge yi ndaxte lenge yi président de la République mu tudd Sergio Mattarella moom moo ko joxoon lenge yi nee na moom dina dellu ca président de la République delloo ko lenge yi ñu xool lan la ñuy def bi mu waxee ba pare ñaari Matteo yi bu leen fàttali def naa ci émission tuddee leen ñaari Matteo yi muy Matteo Salvini moom moo njëkk a jël parole wax dëgg yàlla lay na lay yu bëri nee na moom du seetaan Italie di ñu envahir ko étranger yi envahir ko dem na ba ne fii ak 2050 Italie dina ñàkk 6,5 millions doomu Italie te prévoir nañ ne aussi ñi borom ñu mel ni waa Europe ñoom dañoo bëgg remplacer italiens yi ak ay immigrés xalaat nañ ne fii ak 2050 10 millions de immigrés dinañ ko dugalaat ci dëkk bi te nee na moom du seetaan loolu ñaareeli mbir bi wax dëgg yàlla nee na président waa mouvement 5 étoiles ñi mu àndoon dañ ko tëral plan pour mën génne ko ci gouvernement bi ndaxte moom buggul ku yàpp Italie buggul Europe di imposer Italie buggul Allemagne di imposer Italie buggul France di imposer Italie ñàkkul ne looloo tax ñu complot ko pour bugg koo daane moom mbir mi doy na waar rek ñu fàttali ne rek moom moo tegoon ndënd li waaye nag bul bi dafa tourné ñàkkul ne moo tax muy xalaatoo noonu waaye loolu nag dañ koy bàyyee ñi nga xam ne ñooy wote muy italien yi ñu def ci seen jugement bi loolu pare tamit kooku ñuy wax Matteo beneen Matteo bi ñu koy wax Matteo Renzi moom it jël na parole di wane wax dëgg yàlla li ko métti ci doxalin bii nga xam ne moom la Matteo Salvini doxale maanaam turandoo Matteo Salvini doxale du lu rafet te moom nee na dem élection bañu ko waaye waxtu wi ñu toll nii li ko njëkk a xalaatul poste bu mu gañe moom waaye lim xalaat mooy Italie bañ a suux ndaxte li ñu war defar dafa war a bëri surtout nag éviter loolu ñuy wax augmentation TVA muy IVA fii ci Italie ndaxte suñ gaawul jóg farlu TVA bi 22% la actuellement nee nañ suñ gaawul jóg dina yokk dem ba 25% te loolu su amee day gën a diis ci italien yi kon nag nee na ko responsabilité du daane gouvernement bi mais responsabilité mooy gouvernement bi bañ a daanu liggéey yi ñu war a liggéey ci assemblée ak gouvernement bi ñu gaaw taxal ko avant décembre nee na moom dina fexe tout pour beneen gouvernement juddu te moom nee na buggul sax bokk ci gouvernement parce que ay xelam leneen la fi mu nekk nii ko dugg ci gouvernement waaye nag dina ci jàpp pour que beneen gouvernement bu bees taxawaat ba nga xam ne ay élection duñ ko waxumtum léegi loolu wax dëgg yàlla beneen Matteo bi muy Matteo Renzi loolu la wax biñ paree ñu bëri ba yàggul dara intervention yëpp njiiti parti politique yeeg sénateur yëpp fi mu nekk ni ñu ngi intervenir muy ñi ànd ak Matteo Salvini ak ñi ànd ak mouvement 5 étoiles ak ñi ànd ak Matteo Renzi muy parti démocratique ñoo ñëpp fi mu nekk nii ñu ngi ci biir assemblée bi di wax waaye président Conte moom nee na ci kanamee donc dina dem seeti président de la république jébbal ko lenge yi pour que président de la république décider xam li muy décider ñu am yaakaar rek ne président Conte su démissionné mënatuñ wax ne Matteo Salvini day daane nguur gi parce que moom démissionné ne avant ñu koy daane waaye tamit ñu am yaakaar rek ne président de la république moom it balaa muy tëj
assemblée bi maanaam daane pour le moment gouvernement bi moo démissionné waaye assemblée bi muy Sénat bi ak assemblée bi démissionné guñ te yaakaaruñ ne moom président de la République dina daane assemblée bi parce que balaa muy daane assemblée bi day jéem a waxtaan ak ñi ko séq pour xool ndax dinañ mën former beneen gouvernement boo xam ne waa assemblée dañ koy jàppal loolu ñuy wax ay alliance moom la bugg a xool ñàkkul ci hypothèse la kenn xamul lu président di décider mais xalaatkat yi nekk ci réew mi yëpp loolu lañ xalaat peut-être dina jéem a fexe yeneen alliance ñu ngi xalaat mouvement 5 étoiles ak parti démocratique ànd pour mën taxawal gouvernement bi te loolu su motee wax dëgg yàlla mooy Matteo Salvini moom ñàkk na maanaam génn na ci gouvernement bi xam naa ne dina métti ay nitam mais xam naa ne aussi dina sonal gouvernement bi ñuy falu parce que moom tey bi mu waxee ba pare xaarul ñeneen ñi di wax dafa mujj dem directement ci bureau am ci ministère de l'intérieur def benn direct Facebook boppam plus de 300 000 personnes seetaan nañ ko suñ demee soo demee ci page am parce que moom nee na télévision am moo nekk ci Facebook wax dëgg yàlla mu def fa intervention di dal waa mouvement 5 étoiles di dal parti démocratique di dal Trondo Matteo Renzi ak ñeneen yi nga xam ne ñoo ànd contre ko waaw lii moo nekk li nga xam ne mooy mbir mi ñu tuddee ko làmb ji tas na parce que fi mu nekk nii tey su Giuseppe Conte delloo lenge yi mooy gouvernement amatul fi gouvernement bu bees moo war taxaw te loolu président de la république moo koy décider mbokk yi donc lii mooy liñ leen indil tey di leen wax ne ñu ngi leen koy jox donc fii ci rajo defaral suñu bopp li tax ñu ciy wax mais di ne comme ni ngeen ko xamee mbirum politique dafa ànd ak immigration ndaxte gis nañ kii di Matteo Salvini bi mu faloo ba léegi wax dëgg yàlla sonal na bépp ay immigré yu bëri sonal na leen fii ci dëkk bi waaw ñu am yaakaar rek ne wax dëgg yàlla gouvernement bi taxaw na nekk gouvernement bu ëpp yërmande bi fi nekkoon jox ak immigré yi gën leen taxaw wax dëgg yàlla kenn waxul réew mi nañ ko ubbi ñëpp dugg waaye au moins ñi nga xam ne ñu ngi fi te nekk fi di liggéey di daan seen doole ak yi nga xam ne war nañ ko am ñu jox leen ko respecté leen bañ mbirum racisme boobu bañ ko développé parce que léegi Italie ci weer yi ci année yi passé acte de racisme yi dafa yokku te loolu képp kuy émigré gis nga ko kon nag ñu ñaanal jàmm réew mi mu am jàmm ba nga xam ne problème yooyu yëpp daf ñuy sori kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon tey di leen wax ne donc làmb ji tas na fii ci Italie ñu leen koy jottali fii ci rajo defaral suñu bopp di leen yëgal ne nag rajo bi mën ngeen ko télécharger su ngeen demee ci application Play Store su ngeen tàppee suma tur Baye Diouf rek da ngeen mën application bi def ko ci seen téléphone parce que lépp loo xam ne rek daf ñuy touché ñun immigré yi muy fii ci Italie ak bitim réew dañoo bugg rajo bi nekk aussi la rajo de l'immigration et de l'immigration africaine dans le monde jërëjëf mbokk yi lii lañ leen indiloon seen xarit Baye Diouf depuis Milan ba beneen yoon jërëjëf